Allah
Hallelujah.
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu gën ci nuyu yi waaye di sant yàlla di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo ko def digal ko ay malaakam inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon ñu ngi julli si yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi sant jërëjëfee Cheikh Abdou Barham waaye ñu wax jërëjëfee Cheikh Alaaji Ndaw Alkan Soosi jërëjëfee Cheikh Alaaji Ndaw Alkan Soosi waaye ñu ngi sant ki nga xam ne moom la fi yàlla taaj muy Seydi Cheikh Babacar Ndaw yàlla wattu ko sàmm ko aar ko waaye ñu ngi nuyu seen kilifa muy Seydi Cheikh Babacar Ndaw Kaffrine jógee ba Kaffrine ñëpp xam nañ ne Kaffrine dafa sori lool waaye dara yittewu ko ludul jotaay bi kon ñu ngi koy sant baati ko gërëm waaye di nuyu seen kilifa Seydi Oustaz Faye ñu ngi koy nuyu bu baax al muqaddam waaye ñu ngi nuyu Oustaz Abdourahmane Cissé ñu ngi koy nuyu waaye ñu ngi nuyu Seydi Cheikh Tafsir Jong ñu ngi koy nuyu bu baax waaye jotaay bi dafa gën a riis ndax ñaari sëti maam Cheikh Ibra Fall teew nañ fi Seydi Baye Babacar Fall mu ngi fi ak Baye Seydi Baye Cheikh Ba mu ngi fi kon ñu ngi koy nuyu bu baax di wax ne yàlla jotaay bi yaakaar nañ yàlla wàcc si yërmande bu baax ndax maam Cheikh Ibra Fall ñëpp xam nañ ko kon yàlla mbootam yàlla na fi wàcc ci barke Baye barke Cheikhou Tidiane ñi ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi fi képp kuñ tudd rek ñi ngi nuyu seen papa yi ku ne mu ni seen papa Cheikh Morwa jógee na ba Parcelles ànd ak waa Parcelles yëpp ñëw fi waa Tëngéej ñëw nañ fi muqaddam Seydi Cheikh Alhaji Ba waa ñàgg waa fu ne ñëw nañ fi ñi ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel bu baax jotaay bi li ko waral du dara àndandoo ak ay kilifa yoo xam ne dañu doon jàngal di ñu yar si yàlla léegi bi ñu fi jógee amul mëntuñ leen xottil ay yére mëntuñ leen di jox addiye mëntuñ leen di defal li nga xam ne mën nañ koo gis waaye hadis yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam moo ñëw dimbale ñu yonent sallallahu alayhi wasallam moo wax ne hadiyatul ahya'i lil amwaat al istighfar wa du'a hadiya ji nga xam ne ñii dund mën nañ koo jox ñi dee mooy jéggalu ak ñaan moo tax ñi programme jotaay bi ñu xëyee ñi jàng ay kaamil def ay dog yéene ko ci sëriñ ñi nga xam ne dëdd nañu ci zahir ak mboolem juddi waaye ñi ne ngoon gi conférence dañ koy taxawal ngir lan ngir ñoom li nekkoon seen métier mooy xam-xam ñu ne dañuy woo suñu sëriñ mu ñëw waxtaan ci xam-xam fàttali ñu xam-xam ndax ñoom loolu moo nekkoon seen mbir waaye ren yàlla daf ci def tawfiq bu rëy mooy doomi Cheikh Alaaji Ndaw daf ci doon tari alquran kon loolu yokkute la kon ñu ngi sant yàlla bu baax waleen zakartum la azidannakum kon biñ seen ginnaaw biñ koy def di sant yàlla di ko fàttaliku si la yéen yàlla maye lii mooy doomu Cheikh Alaaji teris waaye nag jotaay bi dafa am ñuñ ko dara jëloon ñi xam ne seen mbaax seen bëgg lu baax seen jàppale daayira bi ak daara ji ak kër gi yëpp moo tax ñu tuddee ku demee ni ki Seydi Moussa Aliou Mané mu nekk koo xam ne ku jàppale daara ji li ënne tiraanga ju bëri def ko si kon Seydi Moussa ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi kontaan si teewaay waaye ñu ngi gërëm Seydi imam Mouhamad Sow teewoon si jotaay bi ñu ngi koy wax marhaban ahlan mu nekk imam si fee si Sika Mbaaw si Daaru Rahman Tura mu nekk fa iliman aywa kon ki ñu tuddee mu ne Moussa Aliou Mané waaw Moussa Aliou Mané aywa ñu ngi koy ndokkal bu baax sëriñ bi nee na kontaan na si teewaayam bu baax a baax gis na tamit li mu def si jotaay bi kon ñu ngi koy ndokkal bu baax di ko ziyaare di ko wax ne ko yàlla na koy gën a mën
ci barke mbootam alquran waaye nag comme jotaay yi liñ ci baaxoon te ñu royee ko ci Cheikh Abdou Barham mooy saa bu ñu daan ubbi dañ daan ubbee alquran ba tey incha allah dinañ koy def ak am na discours yoo xam ne ñu ngi fi yëpp incha allah kon dañuy jox ki nga xam ne moo ñu war a jàngal alquran muy Baye Demba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار
الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون صدق الله العظيم. macha allah Cheikh Baye Demba alxuraan ji neex na lool yal na yàlla barkeel ba mu law a law ki ñuy teg ci programme bi mooy ki ñuy defal discours français mooy Saïdatou Binta. Jour de fête pour tous citoyens au Sénégal, en particulier notre chère Daïra qui a l'honneur et le plaisir d'accueillir la séance de la Fayda. L'homme de la Gambie, du Fouta, du Sine Saloum, Borom Sakham Baye, Maulana Cheikh Baye Awal Abdou Barhama. Bienvenue Serigne bi. Ce daïra dont nous réclamons l'appartenance fut créé par Maulaya Baye Demba Ndaw, qui a toujours eu comme objectif de faciliter la mission de Maulana Cheikh Ibrahim. C'est à travers cette lancée que notre guide, Cheikh Al-Hadji Ndaw Al-Kansosi, a été un homme remarquable. Il était un éducateur, un enseignant, un savant, un homme pieux, adorable et adoré par tout le monde. Plus particulièrement par le cercle de la Faydatou Tidjaniya. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Jërëjëfee Cheikh Al-Hadji Ndaw Al-Kansosi. Jërëjëfee Cheikh Al-Hadji Ndaw Al-Kansosi. Cependant, tous ces bienfaits ne reviennent qu'à une seule personne, Borom Doukoumane, Ndamal Baye, le guide, l'ambassadeur, le missionnaire, l'infatigable, le miroir du khidma, l'indicateur absolu de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. À la personne Cheikh Abdou Barhama, jërëjëfee Baye Wilane, jërëjëfee Baye Wilane. Cheikh Abdou Barhama, parti, Cheikh Baye Niass nous a laissé un héritage remarquable. Je veux nommer Cheikh Baye Awal Al-Khalifa. Il a été un bouffée d'air fraîche pour tout le talibé de Cheikh Abdou Barhama. Cet homme a un grand mérite car il a poursuivi la mission avec rigueur, dévouement, engagement, sagesse et abnégation. Il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette mission. D'ailleurs, ce qui l'a conduit ici à Sikamba. Le Daïra Ruhul Adab Baye Demba Ndaw vous remercie pour l'attention que vous leur avez portée. Le Daïra remercie également notre cher Mouhaddam Cheikh Babacar Ndaw, un homme vraiment formidable. De la même manière, le Daïra remercie tous ses membres à travers leur président, mais également les présidents des sous-groupes. Votre autrice, votre oratrice, Bintou Sow Al-Kansosi, lépp lu ci baax ngeen xam ne sëriñ bi la, lépp lu ci dëgg ngeen xam ne man jaamu xeeba bi la. macha allah Seyda Binta Sow risaale bi am na solo lool macha allah yal na yàlla yokk yàlla taxaw la yàlla dimbale
lépp loo fi wax rek yàlla na yàlla saxal ko fi tagg na ñi nga xam ne lépp lu ñu am ci àdduna ak ci àllaaxira ñoom ñoo ñu ko may yàlla na yàlla sotti fi seen mbóot ba tey dañuy continuer ci ki nga xam ne moo ñu defal discours arabe doy na rek ci jotaay yi doy dafa baax ñi ci def yu mel nii ndax yun salaatam dafa wax ci hadis ne ahibal araba li salaas li anni arabiyun wal quraan arabiyun wa kalaamul ahli jann fi jann arabiyun nee na nañ bëgg arab ngir ñett ndax moom arab la alquran arab la waaye waxi waa aajana ci biir aajana arab la kon jotaay yi dafa baax ñi ci wax yu mel nii di ci fàttu arab waaye ba tey français bi tamit ndax jamono moo ko laaj te alquran daf ñuy wax ne wabtaxi fii ma ataaka allah daaral axira wala tansa nasibaka min ad-dunya fàggul àllaaxira waaye nag sa cër ci àdduna bu ko fàtte te am na ñoo liñ dégg mooy français dégguñ arab day baax buñ defee discours arab waaye ñu def discours français ndax ñoom tamit ñi dégg ko kon macha allah kon dañuy jox Seydi Cheikh Diéry Cissé mu defal ñi discours arab aywa Seydi Cheikh Diéry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ما ذكر على شيء إلا تعطرا ولا رمي به الشيطان إلا تكسرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأطهرا والوجه الأنورا سيدنا محمد بن عبد الله عدد ما غرد طير وأكسرا ورضي الله عن وارث سره أبي العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني وعن خليفتهما أبي الأرواح مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يسباي ورضي الله التام عن خادم الحضرة أسد العارفين مولانا الشيخ عبد برهام رحمة الله عليه. أما بعد بادئ ذي بدء نقدم تحية إلى الحضور الكريم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوفا من إطالة الوقت وأيضا بمناسبة هذه الليلة الغراء التي أقيمت لذكرى شهداء المجاهدين في سبيل خدمة تراث الإسلام والفرقة التجانية كما تعودنا فعله في الأعوام السالفة، أتينا لكم بقصيدة منسوجة على منوال بحر المتقارب تقربا بها إلى مرتاة الشيخ عبد برهام، والقصيدة تحت العنوان مرسية الهمام الشيخ عبد برهام. وأقول في مطلعها: لدى الحي ألقي عسى الرحلة، لدى الحي ألقي عسى الرحلة وما بعده صاحي من حاجتي، لدى الحي ألقي عسى الرحلة وما بعده صاحي من حاجتي بضار، أيا صاح لا تغفلا هناك المفر من النقمة، وما أومد البرق في الغيب غير أن صآبيبها انسبتي، فتلفي ذلال المذانب للعتاس تروي بلا غمة، فتلفي زلال المذانب للعتاس تروي بلا غمة، ويجري النسيم فيغسى الأفق يقر العيون من الغفوة، فسدوا الرحال إليه إن ابتغيتم إلى الرشد والحكمة،
فصدوا الرحال إليه إن اتغيتم إلى الرشد والحكمة فمن لي حلولا عسى أنني أغبر خدي على التربة ولست أبالي عويس الفراق أمضي إليه مع الرغبة هناك استقرت مغيث الردي يرقي بلا خلوة فخلوا سبيلي سأمشي له وأفديه قلبي من النزعة فخلوا سبيلي سأمشي له وأفديه قلبي من النزعة وكان أبا لليتامى وهم وعوا ذا الكتاب بلا أجرة وكان أبا لليتامى وهم وعوا ذا الكتاب بلا أجرة وغيثا إذا جاد كالحاتم وغيثا إذا جاد كالحاتم وإن فاه لقمان الحضرة وغيثا إذا جاد كالحاتم وإن فاه لقمان الحضرة وإن قد أزرى به الأسماع وراق الحرير من الروعة وإني وأيم الإله فلن نرى مثله عود في الخدمة وإني وأيم الإله فلن نرى مثله عود في الخدمة وحاذ بقدح المعلى بحب برهام صاحب ذي الفيدة أتدري أيا صاح من يقصد بذي المدح ذاك لذو الغرة أتدري أيا صاح من يقصد بذا المدح ذاك لذو الغرة فبرهام عبد الإله الذي أنيل من الحب من سهرتي ولما توارى بدت لوعة لكل القلوب من الفرقة وكم زل روح يزف المئات سؤلا عن الشيخ ذي الخبرة وكم سال دمع متى يذكر اسمه القلب هاج من الفكرة وكم سال دمع متى يذكر اسمه القلب هاج من الفكرة وإنا بحمد الإله فمنه سبل أتى ماحي الكربة سلام على الأرض إذ زارها الذي تاب نفسا من العزة سلام عليكم أبدر الدجى أنرتم دروبا بلا حيرة أنرتم بقاع القلوب فكم تعاني ظلاما من السدة وكنا قبيل الطلوع نقول أين السبيل إلى الصفوة وكنا قبيل الطلوع نقول أين السبيل إلى الصفوة فها نهتدي مذ أنرتم لنا طريق الوصول لذي المنة وصل إلهي على المجتبى صلاة تدوم مدى الحقبة وصل إلهي على المجتبى صلاة تدوم مدى الحقبة وآل وصحب ومن ينتمي إليه جميعا كذا الأمة حق قدر مقدار العظيم الساعة الشيخ سيسا الكنسوجي والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله Seydi Cheikh Diéry risaale bi am na solo lool doon rek ni kim doon tagg muy Mawlana Cheikh Barham rahimullah yàlla yokku leeram waaye yi mu ko tagg bëri na waaye bi mu ci gën a cité mooy xidma te bàyyi waxoon na radiyallahu anhu ne man xaddam naaw képp ku ñu liggéey rek ñu jiital la bis mos na di nettali doomam Seydi Cheikh Mouhamad Nazir mu ne ko man dama doon taqoog ma alaaji Abdoulaye di ko liggéey mu ne kuntu axdamu waalidi alaaji Abdoulaye Niass wa ulaazimuhu wala ufaariquhu xataa yaqulu baadu awlaadi anta taabudu waalidaka kama taabudullah
mu ne man dama doon liggéeyal sama baay maam Alaaji Abdoulaye Niass tàqoo ko du ma tàqale koog moom ba leen sama doom yi sax dañu doon wax ne yow da ngay jaamu sa baay comme ni ngay jaamu yàlla waaye lan la ko yàlla may bis maalaaji wax na ko ne yéen ni nga ma liggéeyalee àdduna yëpp dañ la liggéeyal kon Cheikh Bara ba mu ñëwee dafa liggéeyal baay waaye laa sakk nit ñi liggéeyal ko ba tey bëgg baay radiyallaahu anhu dafa bëggoon baay bëgg baay ba Cheikh Bara bu nga xoolee ci taxawaay tollu wut ak baay waaye boo ko gisee rek sa xel daj Baay Ñas radiyallaahu anhu lan moo may loolu mbëggeel te Baay wax ne lim am yëpp Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mu ngi ko amee si mbëggeel wax ne sax lem na yoonu góor ñi lan la ko leemee si mbëggeel tawaytu maqaamaatu rijaal bi hubbihi nee na lem na yoonu góor yàlla lan la ko leemee bëgg kon Seydi Cheikh Abdou Barham yàlla na yàlla yokk leeram yàlla tiñi si barkeem waaye Seydi Cheikh Jéeri ñu ngi leen dokkal macha allah bu baax yàlla na yàlla dimbale la taxawu la yàlla sàmm la yokk xam-xam bi si barke Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam barke Baay barke Cheikh Abdou Barham ba tey dañuy kon ne ñi ngi ki ñu jox kàddu muy Seydi Imam Sow mu nekk si fii si Kambaaw si Daaru Rahman 3 nekk fi imam ko nekk jox mu sànni ci kàddu mu nekk borom xam bu mag aywa Seydi Imam بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه قر الميامين أصحاب الفضيلة الكرماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته